ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte bu yaatu dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ñu koy amal àllarba ci waxtu bi lañ koy amal muy émission bu xam ni yitteem mooy fexe ba tolluwaay réew mi ci wàllu politique ñu faram fàcce ko ak suñu ay gan loolu nag mooy li nga xam ni moo yëkkati émission bi bokk ci programme mu télévision Futur Média ñu koy amal àllarba bu jot ku nekk xam na nag ni actualité politique moom boo ko faram fàccee di nga laal ponk yu bëri yi nga xam ni daanaka vision politique lay àndal ci doxaleenu réew loolu nag mooy li sabab émission bu ni mel télévision Futur Média di ci ànd ak yéen àllarba ju nekk ci waxtu bi ñu am mbégte tey di ci recevoir Mamadou Diop Decroix nag moom vice président la ci groupe parlementaire libéraux yi ak démocrates yi nekk fële ci assemblée nationale waaye itam secrétaire général bu AJ/PADS. ñu ngi lay nuyu honorable député. maa ngi lay fay Pape Ngagne. ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokku téléspectateur u télévision Futur Média. maa ngi lay jëkk gërëm ci li nga ma dalal ci sa ëtt bi. di faram fàcce. di nuyu itam ñi nuy seetaan ñi nuy suivre góor ak jigéen mag ak ndaw ci biir ak ci bitim Sénégal. honorable député mën nañu wax 50 ans de combat. 1968 ba 2018 xeex bu tar la ci wàllu politique ci misaal juróom fukki at parce que ci li ñu fàttaliku 68 kenn du ko wax te tuddloo Decroix waaye 2008 itam kenn du ko wax te tuddloo Decroix xeex boobu nga xam ne xeex nga ko lan la jëriñ lu ñu mën a teg loxo wala lan la ci réew mi jëriñu ci xeex boobu nga xam ne xeex nga ko ci juróom fukki at. jërëjëf maa ngi lay gërëm ci laaj bi. xeex bi day defe naa indi na lu bare waaye du man rek xeex bi ay Sénégalais yu bare ñoo ko séq naka jekk am na ñoo xam ne ñu ngi dund ba tey am na ñoo xam ne dundatuñu yàlla na yàlla seral suuf ci seen kaw àddina jamono bu ne dafay am lu mu laaj moo tax xeex bi mën naa gudd comme ni nga ko waxee mais jamono bu ne période bu ne day am lu ko màndargaal 1968 élève laa woon ndaw laa woon bon étudiants yi ñoo grève woon doon xeex loo xam ne amu fi woon Senghor bëgg ko fee indi maanaam bourse yi dañ ko daan fay étudiants yi boobu wute naag léegi booba grève woon nañ mais bu ñu fa delluwaatoon tey daanaka kenn du grève ñëpp amoon bourse daanaka bourse entière et cetera Senghor léegi dañuy xaaj bourse yi mu am ay demi bourse am 2/3 de bourse ba pare itam fukki weer lañ koy fay au lieu de fukki weer ak ñaar ak yeneen nag yi ci bokkoon étudiants yi grève bon ñun élèves yi man maa nekkoon délégué général u lycée Van Vollenhoven actuel lycée Lamine Gueye élèves yi daal di ci bokk loolu la woon travailleurs yi aussi amoon ay problème mais maanaam ci tënk jamono boobu li ko màndargaal mooy ci wàllu économie France ginnaaw bu mu joxee indépendance Sénégal ci li ñuy wax indépendance entre guillemets dañoo dem ba 1967 France ne mënatuma soutenir le cours de l'arachide donc Sénégal bu daan jaay gerte France da koy jàppale ci prix bi nga xam même bu cours mondial bi wàccee gerte gi dañ koy jënd normal ndax soutien boobu France nag génne soutien boobu kooku nekk ay jafe-jafe yu commencé am ci agriculture Sénégal mais comme Sénégal aussi du woon pays industrialisé industrie bi amuloon doole agriculture moo am te agriculture bi aussi ci monoculture gerte la aju bu gerte gi amee problème rek réew mi day am problème donc ci tënk ñu dem ba parce que man 68 bokkuma woon ci parti élève laa woon bon mais xeex bi rek laay wax quand même parce que alors 75 nag 73 laa dugg ci parti muy ànd jëf mosuma cee jóg mais boobu parti amul woon aussi benn parti fi amoon comme ni ma koy waxee ñaare benn rajo benn journal donc suñu parti mënuloon a nekk parti légal parti clandestin la woon bon jamono bu doy waar ndax itam 68 bu ñu fàtte ne crise boobu dafa fekk Mamadou Dia
ñu jàppoon ko tëj ko 63 ak ñoom Valdiodio et cetera mu am ci biti jayiste yi ay jayiste ñu jàppale Mamadou Dia di xeex Senghor. PAI aussi mi ngi fi woon bu ñu ko fàtte ba sax en 1966 PAI bu ñoom Majmout Diop Amath Dansokho yile demoon nañu ba ubbi sax benn maquis Sénégal oriental parce que jàppoon nañ ne il faut faire la guerre de libération nationale. ñooñu ñëpp ñu ngi woon ci champ bi di xeex Senghor. sans compter maintenant ñoom Cheikh Anta Diop et cetera loolu moo indi woon Senghor aussi daal di xaw a moom it diisal loxoom. loxoom xawoon na diis trop. 1973 bi ñuy créé ànd jëf ku mel ni Omar Diop Blondin ci la dee. rey ko ci prison Gorée. septembre 1972 ci la ñu rey Al Ousseynou Cissé aussi. ci Santhiaba Mandiack boobu man ak moom ak ñeneen. Magui Seydou Sy Sall mi tey ñu ngi woon ci armée bi ak ñeneen ñoom Mbaye Diack ñoom Ablaye Bathily et cetera donc période année décennie 70 boobu décennie bu méttee métti la woon ci Sénégal. moo tax itam bi ñu demee ba 80 Senghor daal di démissionné. alors ñu duggaat ci beneen période historique boo xam ne président Diouf dafa ne jàkka jàngoogu. kon mu neex nga nodd parce que bu ñu fàtte ne Senghor nanguwuloon parti politique yi xeexoon na ci ak Cheikh Anta lu yàgg a yàgg donc ci la ñu ñun légaliser suñu parti donc dugg ci lutte légale jóge ci clandestinité bon boobu it caractéristique gu période boobu moo doon Diouf mi ngi jéem a dëgëral système am waaye mi ngi aussi ubbi système bi mais système bi parti yi bare woon na mais taxul loon nag ñu am code électoral bu mën a may opposition gagner pouvoir bu ñu ko fàtte. parce que booba bu ñuy wote ci bureau yi opposition du nekk membre ci bureau de vote dañ lay def observateur fii la ñuy wotee ñu teg la fële doo xam sax lu xew. amuloon isoloir. maanaam mbañ gàcce amut da ngay wote publiquement amuloon carte d'identité comme ni ñu koy waxee léegi. bu njëkk amuloon encre indélébile. waaw encre indélébile amuloon dara daal. d'accord alors yooyu yëpp ginnaaw. léegi honorable xam naa ni c'est important ñàkkul dinañu am émission bu gën a yaatu boo xam ni ci wàllu souvenir yu mel ni moo koy tax a jóg dafa baax rek faram-fàcce ñu fàttaliku. ni xeex yooyu yëpp nag Pam Ngagne. xeex yooyu yëpp nag boo gisee da nga ma ne lan nga am ci xeex bi voilà donc yooyu lan la ci Sénégal gagné. voilà lan nga ci gagné. merci loolu laa laaj. voilà xeex yooyu yëpp nag moo tax démocratie bi di ñëw di yaatu. d'accord voilà mooy loolu la ci Sénégal honorable loolu la ci Sénégal génération boobu nga ko àndaloon doon xeex bi boo gëstoo nii am na ñoo ciy gis ba tey ci champ politique bi. waaw ñu ngi ci. comme maanaam ñan. ci boo demee xam nga sànq tuddal naa la professeur Ablaye Bathily Mamadou Ndoye. boo demee est-ce que sax ci oui même dans le système defe naa ne am na ci am na ñu ma àndal fii sax d'ailleurs. bon ñëw fii. bari nañu mais xam nga lu ma war a wax sénégalais yi mooy. période boobu clandestinité ci jamono yi Senghor. dafa metti woon. am na ñoo xam ne xamuñu leen te ñu ngi ci réew mi te man dara laa leen yóbbulut ci sacrifice yu ñu def pour réew mi. ak xam-xam bu ñu am ci lu mën a régler jafe-jafe réew mi. ñu ngi fi de bare nañu. mais xamuñu leen. voilà honorable dañu soo gisee ma taxaw foofu mooy événement bu mujj bi ci marche bi nga xam ni taxaw nga ci moom laa bëgg ñu taxaw ci tuuti. ndax bi nga ci àndee gis nga ci sa génération ci sa wet ngeen ànd ci xeex bi wala gisoo ci sa génération beneen génération nga ko àndal nan nga gisee loolu itam. ci le cadre bi nga xam ne génn nañ ko ci marche bi ngeen doon def. am na fa samay génération Mansour Sy Djamil sëñ Mansour Sy Djamil ma nga fa woon. sama génération la am na ñeneen comme ni ma koy wax qui sont moins connus. peut-être sax bëgguñu ma tudd leen fii ña nga fa woon. mais effectivement comme ni nga ko waxee ñi ci ëpp duñ bokkuñu génération man maa leen mag. dëgg la. am d'accord image yi bu fekkee disponible na ñu ñëwaat ci. waaw ñu seetaan ko après. ñu aborder ci yeneen question
ak la régie. ci place bi pour dem intérieur fi nga xamee ni fa la marche on nous torture, on nous blesse, on nous frappe. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Est-ce que vous pensez que ça peut continuer? Les Sénégalais, nous sommes libres, nous sommes nés libres. Nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit. Écoutez, parrainage nañ ko fi jëlee fichier électoral nañ ñu ko jox waaw nañ ñu jàpp ñun on est prêt pour tout quoi là c'est pas ça le problème c'est pas une marche c'est un sitting et ça a réussi voilà. lu ci mbedd mi pour askan bi jëlaat baatam parce que lu yoon ñu jëmale ñu par force ci élection yoo xam ni dañu koy taayal sur mesure constitution bi ñu taayee ko sur mesure dugal parrainage code électoral bi ñu taayee ko dugal article L57 tout candidat électeur ba noppi tënk ñaari candidat yi ëpp dayoo ci prison mu loolu mooy ñan na ma voteel Khalifa Sall ak ñu am sympathie ci moom yëpp kenn du ko ci voteel ñi na ma voteel Karim Wade am sympathie ci moom yëpp kenn du ko voteel waaw ñaari électorat yooyu boo leen lan la ci fichier électoral bi ñeneen ñi nga xam ne tënkuñu leen ci yoon ñu bëgg leen jàllale ci seggukaay bu ñu tudd parrainage loolu la ñuy jooytu tey. Ça veut dire que la classe politique là il faut une alternative on veut plus d'alternance on veut une alternative beneen bi mooy Khalifa Sall il faut aller le chercher. jërëjëf la régie image yi nga xam ni bëggoon naa ñu xool ko yaakaar naa ni wër na àddina bi image yi nga baal ma honorable nag biñ la tëyee ngay xataraayu ndax loolu jegewul tuuti def fu xale loo xam ni wax dëgg yàlla du sa cër ndax jàppaloo ni bi nga ko xoolaatee amuloo loo ci rëccu. jërëjëf laaj la bu am solo. àddina ku nekk da ngay xam li nga bëgg. Afrique dafa nekk continent bu nekk ci situation bu méttee métti xool leen jafe-jafe yi ëpp ci doomu aadama yi Afrique la am bu dee feebar Afrique bu dee lu mu mënti doon rek Afrique la. sunu réew mi waroon cee mën a mucc te mucc ci bu fekkee ne kenn ku ne da nga naan bu ma demee ñu defar ma nangam def ma nangam comme naa toog manoon naa toog sama kër mais jàpp naa ne su fekkee ne man dama jàpp ne nii réew mi di doxee jaaduwut. non mënoon nga dem mais mënoon nga bañ a defee nii nga defee itam. c'est-à-dire toog sa kër mën na ñàkk. mën nga dem mais bu la alkaati ne taxawal fii nga taxaw. lu tax non attends. mën nga alkaati lañu. waaw c'est-à-dire bu fekkente ni li ngay wax ci Afrique. dafa mentalité aussi moo koy développé. bu fekkente ni opposant nga. da nga war a respecter itam charte yi nga xam ni. ñi nga jàkkaar lool wala yoon moom la teg bu fekkee da nga jàkkaarloog ay nitu yoon ñu ne la taxawal fii li nga war a def mooy taxaw foofu mais waroo xataraayonte ak ñoom waroo xëccoo ak ñoom ba ñu lay yanu di la yóbbu. ok donc kon day fekk ne booba yoon a ngi dox xam nga bu yoon doon dox duñ ma fekk Sandaga may dem ñu di ma jàpp parce que Sandaga terewuñu ko ministère de l'intérieur la ñu terewuñu Sandaga. non déglu ma rek non déglu ma rek li ngay wax. waaw déglu ma rek léegi da nga bëgg ñu bàyyi ba nga egg ministère de l'intérieur ñu doog la téye. non mais fa ñu teg seeni barrage su ma fa yegsee ñu ne ma non doo mën a dem waaye fa ma jaar barrage amu fa ni ñu ma jàppee na la ñu bàyyee junniy nit ñuy dem ak dikk kenn jàpp leen kon liberté d'aller et de venir boobu ma am sañ-sañu dem ak dikk boobu dañ ko gàllankoor ca Sandaga muy benn. ñaareel bi la tax ñu gàllankoor ma ne arrêté Ousmane Ngom constitution moo ko féete kaw te constitution waxul ci Sénégal ne place sàngam kenn waru faa manifester ndax foofee ñu nuy tere dafa bokk ci Sénégal. waaw nu sañ faa dem. def fa ay manifester doon ko def ñaar fukki at ca ginnaaw. moo tax ñu naan dañoo dellu ginnaaw. ngeen sañ koo def. waaye itam am ñoo xam ne seen yoon nekk ci. bokk ci ordre public ñu war ko sàmm aussi léegi kon waaw.
man jàpp na su ma ñëwee. ñu ne ma rek non taxaw wala doo dem ma daal di dem kon la ma bëgg mu feeñ du feeñ li ma bëgg mooy mu feeñ mooy loi amatut ci Sénégal. donc buzz bii nga bëggoon mu feeñ. doole non buzz bii nga ci bëggoon. doole laa bëggoon mu feeñ te doole ji feeñ na wane nañu ne ndekete Sénégal kon loi doxatu fi doole moo fi dox loolu rek laa doon wane te feeñ na. honorable léegi nga am ci ban njëriñ maanaam nga fexe vilipender sa réew. wan leen ne leen lii moo fi am loolu nga ci jublu woon. te ci loo xam ni yow mënoon nga ko def ñu ne la jaaral nii nga jaar fële nga xatraayante ak ñoom pour wan bitim réew. ne leen sama réew lii moom moo fa am te loolu rafetul. est-ce que yaakaar nga itam loolu lu rafet la ci yow nga def ko. ah waaw ginnaaw ña koy def seetuñu ci loolu yow nga ne kon naa ko ci seet kon kay toogal sa kër ñu def lu leen neex ñoom. non yow yaa ko affaire bi c'est-à-dire non Pape Sénégal dafa toll ci croisée des chemins maanaam célébé yoon am nañu fi ne fas yéene jël seeni dàll teg ko ci loosu réew mi bu kenn wax bu kenn def li nu bëgg moo war a am te ku jàkkaarloog moo nun nu diggaale ko ak yow loolu moo fi am fokk nag mu am ci réew mi te bare na fi lool du jeex du xaaj dañoo organiser gul rek dinañ organiser jàkkaarloo ak loolu mais man defe naa ne jaaduwul ñu yegg foofu parce que quand même noo bokk réew mi lu tax lan moo indi lii Pape lan moo ko indi sa wote nu bëgg wote tegu ci yoon rek ñu Sénégalais yi tànn nga ne du fi amee lay coow li di du leneen Abdou Diouf nekk na fi wax ak opposition ca booba jamono man dama bokk ci ñi rëddoon booba jamono code électoral ba bon ba ñu ko defee. ñu wote ci yoon ba set ku nekk liggéey. léegi honorable aussi di wax sànni aussi. baaxul ci waxtaan. mu ne di wax sànni. baaxul ci waxtaan. ndax boo nee élection moo ko waral te li ñu jublu ci élection yi moom nee na élection du fi amee lan nga mën a wax mooy firndeel lii nga wax ni ñoom ñi fi nekk dañu ne élection du fi amee. déet waxuma élection du fi amee. non lan nga wax. ah non ok élection bu aw yoon. loolu laa wax. xam nga yaa ngi ciy doog a yokk bu am yoon mais élection nga wax. waaw kon damaa juum. élection bu tegu ci yoon. waaw laay wax. danoo amoon code ci 1992. muy ñaar fukki at ak juróom-benn ci ren. bañ amee code boobee ba ci référendum bi daanaka. mësuñu wote boo xam ne nit ñi contesté nañ ko sérieusement pour utiliser l'expression de Kéba Mbaye maanaam man nga ne awut yoon waaye pour nga génne firnde doo ko am parce que dafa aw yoon. ci noonu la Abdou Diouf gagné woon ba ci 2000. Abdoulaye gagné Abdou Diouf. Abdou Diouf woo Abdoulaye félicité ko sargal ko dem sart yooyee ak ponk yooyee ñu di ko gën a dëgëral bi Abdoulaye ñëwee di ko gën a dëgëral parce que onal la ñu amoon avant observatoire national des élections Abdoulaye di ñëw teg commission autonome commission nationale autonome nu mu tudd Sénat commission électorale nationale autonome ñuy dox ba Macky Sall gagné Abdoulaye Wade woo ko félicité ko dem loolee doon dox soo ko bëggee supparñi. lan moo ci supparñi ko lan moo ci changé. waaw maa ngi ciy ñëw boo ko bëggee supparñi nga ne ñi ngi ko séqal. na ko Abdou Diouf defe woon Abdoulaye Wade defe ko na nga woo ñi ngi ko séqal ne leen gars yi kama defe naa mën na noo gën a baaxalaat mbir mi. nii laa ko gisee woon ak nii. ñu ne la nun day lii ak lii la ñu ci ragal. ñu waxtaan yow ni nga ko bëggee ak ñeem lañ cay ragal ñu waxtaan ba jubóo parce que defoon nañu ko ca jamonoy Abdou Diouf. opposition bi defoon na ko ca jamonoy Abdoulaye Wade kon mën nañu koo defaat bi yoon. ci yan ponk. nga bëggoon waxtaan ba. ci yan ponk. jërëjëf li mu njëkk a def fichier électoral dafa newoon ci internet. ca jamonoy Lamine Cissé man mi Lamine Cissé woowoon pourtant man opposant laa woon Abdou Diouf ñëpp xam nañ ko. mais dama doon liggéey ak ministre de l'intérieur et puis honnêtement ba ku mel Lamine Cissé avant Lamine Cissé ministre de l'intérieur ku jiitu gis na daal kii daal war naa mën a waxtaan ak moom mu woo ma ne ma naka la ñu mën a def ba nit ñi am confiance
ci processus bi surtout ci fichier électoral bi ma ne ko def ko ci internet guddi ñu waxtaan bureau ma woo Top Amadou Top mi ngi may dégg ñu waxtaan fexe ba fichier bi ne ci internet coow jibatut 2012 Macky Sall bi mu ñëwee toog fichier électoral bi ca la gëj ci internet kenn gisatu ko loi bi dafa ne may nañu opposition mu contrôler fichier électoral bi ak di ko seet depuis 2016 mënunoo gis fichier fi mu ne nun gisuñu fichier dégguñu fichier pourtant ñoom ñi ngi ci fichier bi guddeeg bëccëg responsable APR boo gis ma nga ak fichier électoral bi ñuy liggéey ci seen parrainage nun gisuñu fichier am nga ci lu la leer ci li nga wax ni oui amul werante muy benn am na werante kay boo nee responsable APR boo gis am na fichier bi ma nga ca xam nga loolu sa wax ko noonu sànni dafa yomb moo tax ma ne la ndax xam nga ci firnde waaw baax na voilà alors muy benn ñaareel ba waaw président Macky Sall mii toog tey nekkoon opposition démb bu la neexoon nga génne léegi archive yi fu mu ne way Cheikh Gueye mi ñuy jox élection yi te kat Abdoulaye dane comme bëggu leen Ousmane Ngom nekk ministre organiser élection yi dinaa nommé beneen ministre mu organiser élection daal di nommé Cheikh Gueye haut fonctionnaire Macky Sall nekk ku ne xam na ne Cheikh Gueye mii du mooy réglé wul suñu problème parce que ministre de l'intérieur ba tey moo yor gouverneur yi ak préfet yi ak sous préfet yi ñun dañu bëgg autorité indépendante bu organiser élection loolu la Macky Sall waxoon léegi doon na président de la république nee na loolee ma doon wax démb yéen opposition bi bu leen ko wax tey nee na Aly Ngouille Ndiaye mooy organiser élection te ñun d'accord nu ci Ali sama rakk la ju baax waaye dafa def erreur dafa dem ci télévision ne man dinaa fexe ba ku ànd ak Macky Sall bindu am saw carte bu wote jotee nga wote. mais sañ na ko ci parti la bokk. xam nga ne dafa bokk ci parti. waaw d'accord mais mu ngo sañ na ko ndax daa bokk ci parti. waaw moo tax nun nu ne nanu seet ab jàmbur mu organiser lu suñuy élection alors nee nañ loolu duñu ko dégg carte yi wote yi 2017 45% dañuy bindu ci liste électorale yi gisuñu seeni carte mbaa bu ñu ko gisee xamuñu fu ñuy wotee maanaam téeméer boo jël ñeent fukk ba ak juróom gisuñu seeni carte mbaa suñu ko gisee xamuñu fu ñuy wotee ba fi mu ne nii am nañu bari chiffres yi ngay avancé nii yomb na de ma ni booy avancé ay chiffres aussi dafay baax nga wax fan nga sukkandiku ci chiffres yooyu mais boo demee ci rapport Sénat nga calculer xool af chiffre yaa nga fa rapport Sénat demal foofu di nga ko gis si defar nañu livre blanc demal ci livre blanc bi di nga ko gis alors bu ko defee kon parce que distribution carte yi aussi dafa avancé distribution carte yi moom ñëpp xam nañ ni avancé na bu baax a baax nit ñaa ngi jot seen i carte dafa dellu ginnaaw waa ci ñi maanaam lim bi jëli seen i carte ci jamono yi waaw xam nga am na ci ay loolu gis nga ci coppeeku bu am solo am na ci jafe-jafe yu bare Papa Ngagne ñi ngi jox carte yi seeni nit ñi ci des ñu ne leen campagne yi joxe carte jotagul waaye ñoom ñi ngi jox seeni carte xam nga bon nañu avancé yooyu nun la ñuy jàmbat te yaa xayti lu ñu war a mën a lijji Sénégal 2018 ñuy jàmmaarloo ak pouvoir ñuy jàpp ay député di leen tëj ay leader politique ñu ne lu fa xew ñu ne élection bu set la ñuy xeex kooku du gàcce premier gàcce mooy loolu kon man la ma def foofa pour faj gàcce la ku yaakaar ne nag vraiment la ma def dafa gàccewu ci man bu la neexee mais yaakaar naa ne ña def la tax ma dem foofee bala fa xew fa ñooñu ñoo war a am gàcce tey ci Sénégal ñooñu ñoo gàcceel Sénégal image yi àddina bi di gis ña ko def ñoom ñoo gàcceel Sénégal pas man. waaw non yow mën nga cee raxas sa bopp waaye ñi nga xam ni seetaan nañu image yi ñi seetaan image yi gis la nga nekk honorable député nekk ancien ministre de la République nekk ak sa âge dafa jaadu nga joxe exemple bu baax alkaati yi ne la taxawal fii nga taxaw ñu ne la defal nii nga def nii ba tey te nga xam ni nekkoon nga ci pouvoir Pape Ngagne nga xam ni nekkoon nga ci pouvoir loolu moo gënoon nga xataraayonte ak ñoom ba image yooyu ngay wax nii mais mu wër àddina bi ku nekk sañ na koo jàppee na mu ko bëggee am déet
xam nga man wax naa li ma ko jàppee. waaw waaye nag léegi ku ne sañ na koo jàppe ni mu ko bëggee. mais xeex bi ngay wax nii naan bu fekkente ni fichier bi la bu fekkente ni leneen la mais lu ci mënti am concertation wax nañ leen kaay leen ñu waxtaane ko mais toujours benn wala ñaar ñooy dem ci fukk ñëpp toog jàpp seen jàmbur est-ce que loolu dina yombal waxtaan wi. xam nga loolu ay dëmbooj maa ngi koy nuyu sama jigéen ay dëmbooj da koo àtte ba noppi. dañoo wote législative li ci xew ma wax la ko sànq wax carte yi nit ñi jotuñu seen i carte et cetera foqar ñi élection bi Dakar ci Khalifa Sall Touba 271 000 inscrits 60 000 votants ñaar téeméeri junni nit yu wote wut parce que Touba àndut ak ñoom boo demee ca ña ànd fa nga xamee ne jàpp nañ ne ñooñee ñoom la ñuy woteel dara xewu fa carte ya teel naa yegg carte yëpp teel naa yegg ñu wote ci normal jant soñu wàññi ñu ne Macky Sall gagné na 80% mbaa 90 mbaa 70 fa nga xam ne nag wóor na leen ne duñ leen woteel ñu saboté élection bi loolu ba mu passé Abdou Diouf ba mu xewee loolu 1996 ca élection locale yi Abdou Diouf def ci télévision ne ay la yéwén wote bi am na jafe-jafe dinaa fexe ba ñu saafara ko loolu moo indi évidemment opposition bi xeexoon na collectif des 19 loolu moo indi observatoire national des élections ñu améliorer code bi ba alternance mën a am ci Sénégal. ñu fa jàppoon ne Macky Sall dina wax ci loolu ndax booba. Abdou Diouf ñu ñëw ci concertation yi ngeen xam ne day rek maa ngi ñëw sa parce que lu ci ne da nga koo war a fondé maanaam da ngay wax la ca maanaam fa weñ nga bañe ca mànjaxaan nga soog a ñëw. Abdou Diouf ba muy wax loola réseaux sociaux amul woon mais honnêteté moo tax mu xool daal ne voilà doxut dinaa ko jubbanti Macky Sall jamonoom dafa fekk réseaux sociaux c'est-à-dire loo xam ne doo ko nettali ñëpp a koy gis ñu yaakaaroon ne dina ci wax yéeyut yàbbi ci ministre boo organiser sabotage boobu mu félicité ko félicité ay cadre daal ne yéen opposition bi dem leen waxtaan ak sama ministre de l'intérieur nu ne demunu ay dëbbooñ nee na bërki démb nun de demoon nanu waaye ba nu demee diw ak diw ci APR ñoo ne woote bii kat dañu ndëgg sërëx la dañu koy mbubboo pour dugal parrainage xamoon nanu ko sàmmkatu mbott moo xam bi ciy sox nun xamante nanu ci sunu biir xamoon nanu bu wér a wér ne ndëgg sërëx la demunu ña ca demoon dañoo mujj gedd parce que xamoon gis nañu ne ndëgg sërëx la woon xam nga parrainage bi ba mu demee ca commission ba kenn àndu ca kenn ku dul ñoom waaye ba ñu génnee dañu ne parrainage bi commission bi ànd na ci Macky Sall yóbbu ko assemblée xam nga c'est-à-dire defal li ngay def mais bul jàpp ne mën nga nax nit ñi. mais yéen a ko ko yombalal aussi mais yéen a ko ko yombalal non yéen a ko ko yombalal ci lan mais ni ngeen ko ko yombalalee mooy bu fekkente ni daf ni dem leen ngeen wax ak sama ministre de l'intérieur ngeen xalaat ni lii lañ fa wax ngeen bañ a dem bu fekkonte ni concertation bi jëm ci parrainage bi mais taxaw ngeen sur place mais ña fa dem gis nañu ko daal di gedd ñoom ci seen bopp honorable waxuma ña fa dem ña fa demul laay wax ña fa demul muy yéen ñi fa demul yéen laay wax c'est-à-dire yéen ñi fa demul te ngeen amoon waru garu dem fa taxaw la ñuy wax ngeen xam ko bu dee lu ngeen di bañ ngeen bañe ko fa mais xëy na kon du ñu egsi fii tey est-ce que yaakaaroon noonu bu ngeen demoon sur place muy affaire parrainage ndëgg sërëx la wala leneen ndëgg sërëx bu ñu fa mënoon lal mënoon ngeen fexe ba contourner ko kon du ñu egsi fii ñu mën a egsi tey mu nekk jafe-jafe ci yéen. ma tontu la waaw ña fa demoon te majorité ba bañ ne parrainage bii waru fee am ñu bañ est-ce que topp nañ leen. mais ban majorité la aussi. voilà donc moo tax mais ban majorité la aussi moo tax parti politique ya fa newoon ak association ya fa newoon. mais yow di ngay dégg toujours ci ñuy wax majorité signifiante. mooy majorité bu tekki dara di nga koy dégg wala doo koy dégg. mais moo tax ma ne la ban majorité. waaw kon mën na noo jàll defe naa ne na ko ku nekk jàppe ni. waaw ko doyee. non c'est-à-dire man li ma bëgg mooy mën nañu ko am lu ñu ko sikkal yéen ngeen sikke ko mais li ñu leen mën a sikkee itam mooy bu leen woowee ci waxtaan tout le temps. ngeen xalaat ni dafa am galgal bu mu leen mën a dugal wala leneen lu mu leen mën a dugal. parce que yaakaaroon ni loolu lu ñu war a mën a xool le 21 mai le 29 mai 2016. waaw. Macky Sall wootewul dialogue. ca président de la république. ña ca demoon lu ca tukkee réunion boobee ca la yam dara amaatu fa
fa la dialogue ba yem mais loolu dialogue yëkkati ko woon yëkkatiwu ko woon leneen a ko yëkkati woon kon nag nañu bàyyi vraiment jàpp ne opposition ay nit ñu ñàkk fayda lañu ñu ñàkk solo lañu voilà bu leen soxlaa rek ñu yagari dem mu jariñoo leen bàyyi leen ñu dem après waaw ku la woo dina la jox wala mu ñi koy wax sañ nañ ko waaye nañu bàyyi opposition moom it mu doxal sañ-sañu am fayda soo xamul man li may jar man ma xam man li may jar ñu jeex tàkk mais gis nga di fayda jooju li mu leen di jëriñ itam bariwul parce que fayda yi saa yu ngeen waxee ni lii lañ bëgg a def bu leen nee du ngeen ko def du mujj am maanaam fu ngeen jëmee ci jàmmaarloo rek yéenay mujj wëlbatiku waaw loolu noonu lay demee yéenay mujj won ko ginnaaw dem waaw ba tey kon nag bu fekkee ne réew mi looloo fi ne kon maanaam ki toog doole lay jaay la opposition bi bu ñëwee maa leen ëpp doole ay ca nu dem bis dina ñëw ñu ëpp ko doole bu boobaa dina ko rëcc bis boobu du ñëw baax na non waxu dina ñëw ak du ñëw waxuñu ko mais bis boobu ba ngeen ko dalee wax ba tey voilà kenn gisu ko kenn gisu ko waaw kay kon baax na ndax dina yomb ci ñoo xam ne bu ñu nee nañ dajale mënuñu dajale fukki nit ndax ñooñu mën nañoo indi bis bu mel noonu mënunoo dajale fukki nit mais gis nañ ko gisati ko 13 juillet dajale nañu fukki nit ci Ndakaaru Pikine Guédiawaye dajale wuñu fukki nit bu ko defee kon maa ngi lay déglu rek ñaar yoon yooyu nga ma wax de maa ngi lay déglu non parce que yooyu lañ fi def waaw mu fees dell ak mbooloo réseaux sociaux amatul werante Sénégal da ngay gis kenn du la nettali dégg nga place Soweto place Washington Sandaga fan woote ñu ne tere nañu ko ku ñëw dinañ la sànni grenade dinañ la jàpp jamonoy Ablaye loolu xewutoon réew mi dafa dellu ginnaaw fanweeri at. jamonoy Ablaye Wade. xewutoon non bul wax loolu. dafa dellu ginnaaw fanweeri at bul wax loolu yow itam jamonoy Ablaye Wade. non honorable bul jàkkaarloo nit ñi naan leen jamonoy Ablaye Wade loolu amul woon. nekkuñu fi sax di ko fàttaliku mais yow waroo taxaw naan jamonoy Ablaye Wade loolu amul woon. d'accord d'accord. boo déggee ma wax loolu. place Soweto. waaw ba Ablaye dugalee ticket bi ñoom ñii dajewuñu fa. autorisation boo xam ne Abdoulaye dana ministre de leen waxal ci télévision yi ne réunion suba bi c'est autorisé. ba mu ñàkkee pexe ku bëgg a ñëw mën naa non déedéet yeggaguñu woon booba te bés ba yegg seegut ba mu ñàkkee pexe déedéet bés ba yegg seegut bés ba yegg seeguloon. waaw kay. man defoon naa ne tey loolu la waxoon Macky Sall su ma ñëwee lu fi awut ci yoon rek vraiment dinaa ko dindi teg yoon mais lu fi Abdoulaye bàyyi woon ci lu des ci ay problème da ko yokk lu fi Abdoulaye bàyyi woon te mu doon dox yàq na ko bu ko defee kon Sénégal fii ñu tollu tembe man ku ma noon Sénégal dina duggaat ci situation yu mel ni duma ko gëm c'est-à-dire président de la République processus électoral opposition bi di xeex guddi ak bëccëg pour lan pour mu tegu ci yoon alors man dama xamul sax yenn laaj yi nga xam ne léeg-léeg journaliste di ko laaj mel ni affaire bi pouvoir bi la ak opposition non c'est entre le pouvoir et le peuple parce que peuple bi moo war a am garder sañ-sañu tànn ki ko neex mu ne diwo ma neex processus bi la ma yeggale rek diwo ma neex bu ko defee kooka jiite réew mi léegi ñoom li ñuy tabax mooy fexe ba peuple bi dootul sañ-sañ boobu sax da koy rëcc dafa garaaw. processus bi lan moo ci jalgati yoon. yow itam wax naa la ci lu bare di déjà nee naa la carte yi de 45% loolu ab koo ko wax sax ci yeneen réew yi danaan mais kii xanaa xamul luy 45% jotuñu seeni carte. ba fii mu ne loolu tant que joxoo ma ci ay firnde yu wóor aussi. mun ko gëm munoo taxaw rek di ma wax ay 45% comme ça. demal ci rapport jox naa la ci rapport ak yooyu. attends Pam nga jox naa la référence su Sénat xam nga Sénat man ànduma ak moom parce que Sénat defut liggéeyam mais boo demee ci rapport u Sénat di nga gis chiffres yi Sénat publié yoruma ko fii. mënuma la ko ci processus bi. bon mais eggaguñ ci élection yi. alors mais élection député laa la wax déjà donc élection député su normaloon moom du am majorité. kon day màbb ci élection député yi mais dañ ko saboté
pour mën a lu tax ñu terewaat Touba voté Touba juróomi député la xam nañ ne du ñu am majorité Touba ok ñu jël juróomi député mais ña gañe Touba mënoon nañoo am yeneen ñetti député mbaa ñaari député yu ci topp su nit ñi wote woon ñu ne bon nan fexe ba nit ñi duñu wote kon assemblée bi am na ñoo xam ne ña nga fa te waruñu fa woon a ne am na ñoo xam ne waroon nañ faa ne te nekkuñu fa. honorable yaa ngi wax tout le temps saboter élection à Touba te yow xam nga ni. li nga gis mën nga ko tuddee bu dee nag sa aqulaay taalaa ngay wax xam nga ni jamonoy ngelaw la jamonoy nawet la jafe-jafe am na fa tant yi naaw na këyit yi dem na mais loolu ci ñi nga xam ne def nañ effort ba teg ko mais bu fekkente ni da ngay taxaw fii naan dañ ko saboter mais ki nga xam ne gis na ngelaw li gis nga yëf yi yàqu mais kooku itam mën na jàpp ni loolu sabotage amu ci. pourquoi nga bëgg a sukkandiku foofu rek. ma tontu la ci. waaw loolu mel noonu ba mu amee ca jamonoy Abdou Diouf dañoo wotewaat ca place ba mais nit ñi kat mënuñu woon a wote ndax ngelaw li. waaye nañuy watewaat defe naa sax ci jamonoy Ablaye Wade am na fu lu mel noonu xewoon dañoo watewaat gis nga man mii du ma tudd kenn mais ba ma demee autorité administrative damaa dem ba Touba xool affaire yi ni mu demee autorité administrative yi dama ci wax kenn ne leen su ma génnee dinaa téléphoner parce que lii c'est pas normal il faut ñu watewaat am na ma ne dimanche prochain am na ku ma ne man na ci ñoom ku ma ne mën nañoo wotewaat àllarba mais wotewaatuñu lu tax wotewaatuñu résultat bii ma la wax loolu la vraiment Pape Ngagne man defe naa mën na noo jàll ci leneen parce que li Sénégalais yépp teg bët mooy opposition bi d'accordul ak pouvoir bi ci ni ñuy doxale processus électoral bi te lii su dakkut vraiment du mujj fu baax daal. d'accord ñu jàll feneen ñu jàll ci li nga xam ni moo xew ci sa mbokk yi muy waa Parti démocratique Sénégal te lu ca xew itam mën nga ci bañ a mucc mën na taq ci yow parce que bu ñu demee fii rek ci assemblée nationale Madické Niang moom mooy président bi yow yaa ci topp te bu coow li gënee sori ci diggante maak Abdoulaye Wade loolu yëpp mën na indi jafe-jafe fi mu mujj tey nan nga ko gisee ndax jàmm ju dëggu la ju mën a yàgg la wala lan nga gis ci loolu nga xam ni moom moo fa xew. waaw jërëjëf man maa ngi kontaan naa daal ci li Madické ak président Wade waxtaan ci seen biir ba juboo lu am solo la kon maa ngi koy rafetlu aw ma benn raison ci foog man defe naa ne nag am na ñu teeloon a ree lool ndeysaan ñu kontaanoon lool nag waaye ndeysaan affaire bi mujj nañu juboo moo baax PDS dañu war a renforcer seen unité opposition bi yépp dañu war a renforcer seen unité loolu du jàmm rekk ci opposition bi jàmm la ci Sénégal parce que su opposition bi àndee def ab dànk vraiment bañ li nga xam ne moom la Macky Sall ak ngañam bëgg a teg ci réew mi Macky Sall dina dellu ginnaaw mais gis nga suñu ko defut du dellu ginnaaw day defe ne parce que ay nit a nga ca ginnaaw mais Blaise Compaoré ana mu dañ ko noon ñaari nit ak ñetti nit ñooy wàcc ci mbedd mi defal lu la neex mais ba yëf ya tàkkee ña ko doon wax defal lu la neex am na ca ñoom ñëw fekk ca place de la Libération naan amba Blaise ca ña ko noon defal lu la neex moo tax affaire yi kenn du ko foyee réew dafa c'est très sérieux et puis la politique aussi du carte. ok du carte c'est très sérieux. léegi da nga ni dafa am yoo xam ne kenn du ko foyee am réew du carte dañu la gis bi nga xamee ni ñu ngi joxe fiche parrainage yi nga dem jëli sa fiche comme koo xam ni de potentiel candidat nga ndax loolu da nga demoon aussi pour foyee loolu wala lan moo la ci jubal wala da nga taxaw pour nekk candidat bu sérieux aussi ci présidentielle yi. alors ñun dañu am parti bu démocratique xam nga sànq nee naa la ci clandestinité la parti bi judd. bi ñu koy taxawal dañ daan ñàkk sa bakkan ci politique. politique wu ñun pour ndomba tànk dañ doon pour réew mi tinkeeku ci loxoy tubaab bi jikko yooyee nekkoon ci parti bi ba tey moo ci ne moo tax suñu parti. Mamadou Diop mënta décider ne nangam ak nangam ak nangam la ñuy def dama am ay nawle ci parti bi dañuy dem congrès
congrès bi octobre lay doon wala novembre pour décider de lan la ñuy def parti bi moom mi ngi ci nit ñi guddeeg bëccëg mi ngi wax ak nit ñi guddeeg bëccëg. mi ngi def ay collecte parrainage su parti bi ne wala commencé gu ko. waaw comme si commencé nañu su parti bi ne dañuy dem ci élection fekk na booba am na. non bu ngeen di collecté kay di ngeen am candidat di ngeen am candidat moom laa lay wax. waaw xam nga parti da nga ni ma commencé ngeen collecté. waaw xam nga parti bi bu ñu demee. parti bi mën na ne non dañuy dem ak un candidat du parti ok mais bu boobaa bu fekkuloon ñun ñu dajale suñuy parrainage xam nga kon du sotti mais boo dajalee parrainage yi ba mu mat nga ñëw ci parti bi ñu discuter bu parti bi ne way dañuy dem ci élection bi bu boobaa suñuy parrainage pare na bu fekkee ne parti bi da ne non non dañuy dem ci coalition ànd ak ay yeneeni parti bu boobaa it fekk na ñun rek nañ suñu problème. nañu ñaan yàlla aussi mu nekk gulet nga mën a dem ci élection yoo xam ne yow rek yaa ciy dem bañ a langaamu ci kenn. présidentielle yi. waaw xam nga man. au moins sax mu mën a bokk ci sa jaar-jaar. nga dem ci élection yoo xam ne di nga ci ànd te doo ànd ci keneen. man nag carrière politique. waaw daf ma intéressé wut carrière xam nga dama la ne ba mu ciy dugg booy xëy da nga naan xëy na balaa janta soo ma faatu carrière intéressé wu ma li ma intéressé mooy lu mën a sauver Sénégal parce que Sénégal dafa nekk ci situation bu doy waar. donc ci mais yow yaa ngi wax Sénégal dafa nekk situation bu doy waar mais ci ban wàll la nekk ni nga koy waxee dafa doy waar réew mi nit ñi ba lan nga mën a wax ni Sénégal dafa nekk situation bu doy waar. xam nga lu tax ci ban anam la. waaw anam bi mooy boo demee Fuuta juróomi téeméeri junne nga nit ña nga fa ñoo xam ne ku leen joxul ñu lekk ñu dee. waaw mais loolu mën na nekk tolluwaayu nawet wala leneen. waaye daaw amoon na. mais loolu lu ci mën na nekk ay catastrophe yoo xam ne ci yàlla lay jóge. ci yàlla bon alors donc loolu su amee nga ne réew mi nekkul ci anam yu doy waar étudiants yi école bi université su ubbee ku yaakaar ne danaan tekk nit ñi dem jàngi yaa ngi nax sa bopp affaire u Fallou Sène étudiants yi pour ñoom loolu jeexut ba tey parce que ko rey kenn xamagu ko jàngalekat yi ak seen grève bu metti bañ naan année blanche accord ya ñu signé woon ak gouvernement bi fu mu toll fenn nga ak yeneen. maa ngi lay déglu ak yeneen waxal rek nawet bii parce que fi mu nekk nii boo taxawee waaw maa lay déglu nawet bii gis nga li ci xew ndox mi gis nga li ci xew dégg naa tey sax nee na 3 junniy sénégalais yu gàddaay génn ñooñu mooy ñi sowe ñi ci des lap nañu ci géej gi mbaa ñu dee ci désert bi ñu ne waaw léegi gouvernement bi nee na da leen di jëli liir naa réseaux sociaux yi dama ree ba sonn ak yeneen lu mel noonu su amee nga ne réew mi amul. honorable ba léegi waxagoo fi dara de lu ñu mën a téye. déedéet. waaw kon baax na. déedéet réew maa ngi ci ay jafe-jafe ma lay déglu nga naan ma noo nawet bi am ay jafe-jafe fii. non juróomi téeméeri junniy nit. yu am yoo xam boo leen joxul ñu lekk ñu dee. kooku du jafe-jafe. non xam nga man dama yaakaaroon da nga naan man. université ak école bi nga xam ne. non université bu ko waxagum ay jafe-jafe ci jàmm la ñu tëjee ubbeeguñu donc bul ma. ci jàmm la ñu tëjee ci jàmm la ñu tëjee. Fall non dëgg la. même bu fekkente ni Fallou Sène ñàkk na si bakkanam. nit ñi waxtaan nañu ba ñu reprendre en fii xale yi dem jàngi. d'ailleurs sax xam nga bi Fallou Sène gaañoo. waaw nee nañ dañuy audit bourse yi xam nga dégg naa mi ngi ci presse bi ñu audité bourse ñu ne am na juróomi milliards yoo xam ne ay fausse bourse la ñan ñoo ko doon fayu. audit bi dina ko wax audit bi dina ko wax loolu. audit bi dina wax mais xam nga audit bi su génnee kenn du ko yëg comme ni ma ko Macky di waxee nii lay def da ciy teg coñcoom. kenn du xëy non affaire bi daal defe naa ne bon c'est normal Pape foog nga di ma. toq di ma waxuma man kay li ma du teguma ko foofu ñëpp xam nañu ne ñëpp xam nañ ne réew mi ngi ci jafe-jafe. léegi nag. am nañu la ñoo xam bu ñëwee fii dañ la ne réew mi nekkut ci jafe-jafe. waaw mais parce que ñoom nekkuñu ci jafe-jafe. non parce que ba tey yow mi nga xam ne yaa nekk ci opposition mënoo maa tegal sama loxo ay jafe-jafe yu wóor. boobu léegi yaa ngi ni non mënoo passé lii ay juróomi ay nit yoo xam ni mais loolu ku ne xam na ni. mën naa la ne 1,5 million sénégalais
dañuy gobar jaasi xam nga luy gobar jaasi. xam nga kon baat bi yàgg na fi. bu ñu baatu gobar jaasi bi yàgg na fi. waaw dafay war a jógee dafa war a mais xam nga ni yàgg na fi. waaw dafay war a jóge gobar jaasi dafay war a jóge danoo waroo fexe ba. ku nekk mën a ndékki ba suur. añ ba suur reer ba suur ci lekk gu am qualité. mais xam nga ni loolu itam liñ ci mën yëpp ñi ngi koy def ko paasewul jël ay koppar yu bëri ñi nga xam ne ñi ngi ci jafe-jafe yooyu ngay wax nii mais ñu leen di jàppale weer bu nekk juróomi junni di leen ko dimbalee loolu daanaka mosuloo ko fi dégg yaa ngi koy dégg ci jamonoy Macky Sall te loolu ndimbal la itam lu am solo. daawaati jéeg nga ne téeméeri junni laay jox. waaw. daaw jéeg nga ne ñaar téeméeri junni. daaw nga ne ñetti téeméeri junni ren nga ne ñeenti téeméeri junni maanaam kon daal ndóol gi daal at mu ne day yokk. du wàññi ko. jeex na mais bu yokkuwul itam. bu fekkente ni wàññikuwul itam yow yaa ngi fexe ba sa ndimbal di yokk. tax na nañ wax leneen. waaw mais nañ bàyyi ñuy déglu ñu àtte rek loolu. mais àtte itam dañuy àtte ci loo xam ni. nga bañ a nekk nit koo xam ni kam ku nihiliste ngay doon wax ni dara baaxul dara amu fi. ma ne Pape Ngagne lii kay amut werante at mu jot nga ne nangam laay dimbali ndax dañoo ndóol te ñooñee ndóol day yokk du wàññiku. nga ne jëm kanam la ah kon baax na. te ndimbal gi tam ma ngay yokk seetaanoo leen ba tey ci jafe-jafe yi ñu nekkoon kon kay baax na nañ dem rek. waaw xam nga théoriquement. moom danoon damay autosuffisance en riz 2017 la waxoon di 2017 dootuñu jéggaani ceeb. mais def na ci jéego yu am solo nag. déedéet demal laaj ñaata la ñuy importer ci centaines de milliers de tonnes de riz demal nga laajte ko. nañ wax leneen. tey yaakaar ngeen déggoo bu am doole boo xam ni dina leen mën a jàppale ci seen xeex bi ci biir opposition bi ndax gis nga solution buy mën a jàkkaarloo ak président Sall lan nga jàpp yow. maanaam loo bëgg a wax foofu. mooy ci kujje politique gi. ndax gis nga pexe. boo xam ni bu ngeen ko tegee di ngeen ci mën a génn parce que saa yu ngeen jàkkaarloo rek ñàkk pexe moo leen ciy génnee ndax yaakaar ngeen ni am ngeen beneen pexe bu ngeen mën a def. ñun de bu nu sañoon sax jàkkaarloo du am. bu nu sañoon non waxuma sax jàkkaarloo xeex. wala xuloo wala sànnante xeex mais janoo rek ci wàllu politique bi tax may wax. bu nu sañoon. waaw. ña ko jiitu woon nañu ko doxale woon ba jàmm ak salaam am ci wate bu ñu sañoon mu wéyal loolee ba jàmm ak salaam am ci wate. kon bu jàmm ak salaam amut moom moo tebbi la daan dox ba jàmm ak salaam am ci réew mi moo ko tebbi. opposition nag li ko war mi ngi koy def mooy di xeex guddi ak bëccëg pour loolu deñ Afrique du Sud apartheid moo fa amoon ñu am ab assemblée comme bii ay député di wote di ay loi Nelson Mandela loi ko tëj kaso 20 fukki at ak juróom-ñaar. ñoom bu ñu nangu woon loolee kon Nelson Mandela dee na ca kaso ba kon ba tey nit ñi ñuul ña nga leen di boddi teg leen ay rabi àll ca Afrique du Sud. mais dañoo ànd xeex ko kon dama jàpp ne. dañu ànd xeex ko am leader. alors donc am leader mu nekk Nelson Mandela. alors non mais fii jafe-jafe bi mooy ànd bi ak leadership bi. déedéet loolu du jafe-jafe xam nga fii mu ne lu nu war a def fexe ba ñun ñépp nu defub dànk. loolu laa wax saytu. wote bi ba mu tegu ci yoon te ci ñu ngi ci mooy le front de résistance nationale li ci des nanu ko defe woon ca l'an 2000 ba gaañu ne nañu wut candidat unique dama leen ne baaxut bu ko kenn wut na ku ne feesal sa ndab bu ku ne feesalee sa ndab Abdou Diouf du jàll Abdou Diouf 41% la amoon ndem si yàlla si jiboo ko yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu 7% la amoon deuxième tour ba mu nee nañu woteel Abdou Diouf 41 ya mu amoon premier tour moom la am deuxième tour kon 7% ya dafa seey Macky Sall Abdoulaye Wade wax naa 2000 Macky Sall mii ba ñuy ñëw amul woon Benno Siggil Sénégal Moustapha Niasse. Benno ak Tanor Parti socialiste. Idi 2012. Macky 2012 ak ñeneen loolu amul woon waaw la doxoon l'an 2000 dox 2012 ngeen bëgg nag du ñu ko def 2019 dinañu ko def kay fas yi nu ñu koy waxeeti mbër muy ub làmb kay doo ko ne demal gaare ji. kon nag loolu la ñuy def kenn ku ne di nga feesal sa ndab. moom du am dégg naa mu naan 54%
lañ ko jox ci kii 32% la ko sondage yi jox. la amoon 2000 am 2012 li ci soppeeku dafa bari parrainage dafa ñëw yokk ci parrainage boobu dafa ñëw pour yokk ci nekk jafe-jafe nag ci ñu bëri ñoo xam ne acteurs politiques lañ fexe ba dajale nangami signature yooyu nga xam ne ñu ngi leen di laaj loolu lu jafe lay doon ndax yaakaar nga dina yomb nga am autant de candidats yoo xam ne kenn ku ci ne dina mën a feesal ndabam comme ni nga koy waxee. jërëjëf ba tey noo ngi ci obstacle yi muy teg pour wote du normal ci Sénégal ba tey. te yow loolu obstacle nga ko jàppe ba déglu ma rek moo tax man mënuma toujours damay am naqar ci sama xol parce que c'est-à-dire ñoo xam ne dañ leen fi teg pour ñu fexe ba sénégalais yi mën a wote ci seen teeyu bakkan seet ka leen neex ñu tànn ko bët seet ku ne liggéeyi yow ba nga toogee ba tey tànk boo seqi mooy fexe ba loolu bañ a mën a nekk c'est très grave tout ça. non mais c'est pas grave alors bu ko defee loo ma laajati. non parrainage bi laa lay wax. ndax dina yombal ku nekk mën a feesal sa ndab. ngeen amay candidat yi ngeen bëgg. voilà ba ñuy wotee. législative ñoom dañoo woo ay nit ci Sénégal ñoo xam ne mënuñoo jóge seen kër Ndakaaru paas dem Thiès te joxoo leen ko. mu jox leen 15 millions. parrainage pas parrainage ni ñu ko tuddee caution am na ci ñu bare ci 47 listes yi ñoo jël xaalis jox ko ay nit ñu def caution am seeni liste lu taxoon mu def ko xam nga lu taxoon mu def ko raw gàddu baa taxoon jàpp na ne bu liste yi bariwut dina perte ay département yu bare bu liste yi baree comme raw gàddu moom maanaam Dakar gi 34% la fi am moo tax ku yaakaar ne dina gagné premier tour yaa ngi nax sa bopp fu toll ni Dakar 34% la fi am au législatif bu ko defee mu gagné Dakar da koo la bañee mais bon 34%. léegi xam nga da nga ni ci 47 listes yooyu bari na ci ñoo xam ni moo leen parrainé. ma ñëw rek. waaw mais kon jàppal ni aussi boo defee addition bi ci 34% yooyu mën na ko romb parce que nee nga ci 47 listes yooyu bari na ci ñum parrainé bu fekkee loolu lu wér la. waaw kon war nga xam ni mën na romb 34%. mais alors fàtte nga li ma la wax léegi ci Djibo Ka. waaw mais man tam li ma lay wax nii raw gàddu dafa bokkut ak 2 tours. raw gàddu 34% la am. 66% wotee luñ ko mu gàddu député yi 7 dem ak moom beneen problème da day raw gàddu mais élection présidentielle 2 tours la du raw gàddu lu mu def mu ne naa indi parrainage fii naa fay nit pour ñu mën a yaatal ma jël affaire bi bu dee présidentielle nag damaa bëgg mu kii ma indi parrainage kon loolu yépp ay pexe la yu muy tëral rekk pour rek affaire bi du normal. Est-ce que xam nga ni bu candidat yi nekkoon candidat yu bari itam affaire bi du normal bu ñu amuloon benn filtre boo xam ne dina yemale candidat yi mais mënoon nañ dem ci élection yoo xam ne itam du normal te loolu boobu responsabilité am la moom état. mais bu boobaa am na pourquoi du woo opposition ne leen saa waay affaire bi nanu ko waxtaanee. mais xanaa man lii laa ci bëgg ñii ne lii laa ci ragal. mais yow ñu toog waxtaanee honorable du yow yaa wax léegi ne woo na leen ngeen ni daf leen piégé moo tax demu leen. mais ña demoon. loolu la ñu gis waaw mais léegi yow kon xam nga ni woote am na aussi wala nag aussi lan nga bëgg nag. d'accord kon man nañu wax leneen. xam nga vraiment mais lan nga bëgg. attends Pape Alé yow da nga ma ne. waaw. bu nu danoo waroon a dem. waaw ma ne la am na ñu dem. te ba ñu demee la ñu gis. yow mooy yaa ma waxaat léegi ne man na woo opposition bi ne nañ ko waxtaanee ma ne woon na leen. ma ne la ñu gis. waaw mooy lenn rek a ko yëkkati woon mooy parrainage processus électoral bi nu waxtaane ko raxas ko ba mu set yëkkatiwu ko parrainage a ko yëkkati woon bañ ko nit ñi dàqee parrainage ba jël na parrainage am dem ak assemblée nationale ko kay amul werante saa li fi ne maa tey moo fi ne leneen nekku fi nañ wax leneen. léegi maa tey moo fi ne kon pexe amatul béy wéy na mbuus. parrainage la par force yéen ñëpp a ciy dem te xam nga ni dina jafe ci ñu bëri ci candidat yi est-ce que dina yombal li nga bëgg yow. alors bu ko defee kon. waaw li nar a am mooy jafe-jafe yooyu di
jalu ci yoon wi di jalu ñu jëm élection. bu ñu yeggee ca élection jant so ñu ne Macky Sall gagné na yaakaar nga ne loolu réew mi dina ko nangu alors attention Pape nañ def affaire bi ci yoon rek. vraiment ma ne législative bi ñu ne Macky Sall gagné na lan législative bi ñu ne Macky Sall gagné na nan la réew mi def. ma ne Abdou Diouf non dama la laaj. da nga législative bi ñu ne Macky Sall gagné na. dinaa ñëw Abdou Diouf perte na élection dem mi ngi fii yaa amul benn problème Abdoulaye perte na élection dem mi ngi fii amul benn problème moom mii bu pertoon élection yi aussi bu ko gagné ñu xam ne moo ko gagné gars yi félicité ko mu jeex. mais su ko gagné wut mais mu dem comme Abdou Diouf na ko mu ko defoon ak Abdoulaye Wade. Quel est le problème? Quel est le problème? Problème bi kay yéen la waaye du moom yéen la ñu wax lan mooy problème bi parce que tey bu fekkente ni ci candidature yi ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci PDS nee nañ Karim Wade mooy seen candidat su nekkul candidat élection du fi am kon quel est le problème du moom nga ko war a wax yéen ñi ànd ci opposition bi la ñu war a laaj lan mooy seen problème parce que ba léegi candidat bu taxaw. suñu problème mooy yéen la ñu war a laaj est-ce que bëgg ngeen dem ci ay élection waaw déglu ma rek ñu def élection yi ci jàmm déglu ma rek mu jeex. déglu ma déedéet jàmm kay du ci am tànn ku ñu naa Karim Wade ne ko doo bokk ci ñuy laaj dem ca code électoral ba daal ne balaa nit mën a doon candidat day bindu ci liste Karim Wade dem ca Koweït bindu ci liste mu ñëw Ndakaaru benn fonctionnaire génne bigam ci poosam effacé Karim Wade ci liste bi xam nga loolu amu ci droit daal di koy na fay ñukk effacé ñoom ñoo waroon a dem tribunal ne kii kat bindu na ci te waru cee bindu tribunal atte ko defuñu ko dañoo jël seen bit effacé ko mi ngi mel ni kon ñoom mën nañoo fanaane effacé la effacé ma effacé Moussa effacé Jean effacé bu ne wax nañ motif attends ma ñëw rek effacé bu ne wax nañ li ko waral may ma ñëw déedéet dégg nga ba ñu defee loolu ba noppi waa PDS dem porter plainte tribunal ba ne incompétent maanaam mënuma koo atte ñu jóge ca booba tribunal dem cour suprême ba ne mënuma koo atte kon fu ñu ko mën a atte kon yoon toxu na ci Sénégal gis nga cour suprême boobu ngay wax ne wala moo ne nangam cour suprême condamné wu fi gouvernement bi ci juróom-benn téeméeri ndaw ñoo ñu nekkoon. ak éducation nationale di def stage. pour mën a jàng ak éducation nationale. cour suprême condamné gouvernement bi ne recrute delloo leen ces jeunes là ci ñu def seen stage. ministre bi ne loolu yi cour suprême atte man ministre bi duma ko def ba cëgu ndara kam te ba tey mujjul fenn. Macky Sall jàppale ko ca. député yi APR ca assemblée voté résolution contre la décision de la cour suprême. mais dafa kenn mënut a qualifier loolu kenn mënut a wax loolu lu mu tekki ci am réew. kon nag ñoom boo detteelee ñoo detteel tribunal bi léegi nag après ñu ne opposition bi yéen nag tribunal bii nu detteel nun yéen lu mu dogal na ngeen ci dox man nag su dogalee du ma ci dox waaye yéen lu mu dogal na ngeen ci dox non loi amatu fi doole moo fi am mais doole nag attention reenu ñàmbi la tey damm foo ko foogewul léegi comme xam nga ni loi amatu fi doole fi am te ñoo leen ëpp doole ba tey noo assumé ko mais feneen Hitler moo ëppoon doole gars yi ana Hitler ana Moussa Traoré ana Mobutu Sese Seko vraiment Macky Sall bañuma ko yàlla xam na ko bon am nañu ay jaar-jaar c'est un frère mën naa ne wax loolu mais lii muy dugg wallaahi jëmut kër bu ma sañoon mu ba ko parce que du ko jig mu bàyyi ko ñu am junni candidat élection yi ñu voté tey voté waat suba voté waat ginnaaw suba ñu naan état bu Sénégal mënuñu organiser élection ñu naan état bu Sénégal mënuñu organiser élection lu tax du woo opposition bi parce que élection bi du moom rek xam nga bi ñu ne pétrole beeg gaz naan dama bind wax ne bu ko neexee mu concerté ñu bu ko neexee mu bañ ñoo consulter moom la ñu fal mooy gérer pétrole ak gaz
su keneen ñëwee mën na su dee la Macky Sall def baaxut mën na koo dindi ba mu set wicc ok mais élection dañ koo séq sañu te jël ci élection ne damay def nangam par force ci élection sañu ko. waaw da ngeen ko séq waaye nag moom mooy responsable élection yi. kon baax na da ngeen ko bokk waaye organisation bi moom état lañ ko dénk pour mu def ko. comme dañ koo bokk nanu waxtaan ba man ko na ko Abdou Diouf defee woon ñu bàyyi ko mu organiser. mais saa yu leen woowee ngeen ni piège la ndëgg sërëx la naka la waxtaan di amee. waaw kon baax na nan dem. c'est-à-dire non. baax na nan dem. élection yoo xam ni amul benn candidat ci opposition boo xam ni taxaw na ñu jàpp ni kii kàngam la mën na jàkkaarloog président Sall est-ce que yaakaar nga dina yomb ci yooyu élection ngeen mën ko gagner bu dee Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi bu dee Karim Wade kenn xamul fan lay taxaw mais. xoolal li dal Khalifa Sall CEDEAO ne yéen de ni ngeen ko àttee baaxut avocat am teewut présomption d'innocence am da ngeen ko dëggaate ñu ne waaw waaye neewunu bàyyi leen Khalifa Sall mu ñibbi ak ca topp yëpp soxlawul jot gi du ko maye nga yaakaar ne loolu dina nit ñi dinañ ko wanaasu daal dem toog seen kër mu jeex. ba tey ñi ngi toog seen kër de. ok c'est bon nañ dem mais ba tey ñi ngi toog seen kër. waaw baax na nañ dem. non honorable xam nga ni boobu bu léegi yaa ngi gis nit ñi toog seen kër gisoo leen ci mbedd mi. nan dem nan dem. voilà ko jërëjëf honorable député Mamadou Diop Decroix la ñu àndaloon ci seen émission Faram Facce émission bi dama lay bàyyi su fekkee am na kàddu yu mujj yooyu tàggoo ak mbokku téléspectateurs yi. maa ngi lay gërëm dellu di la gërëm. Pape Ngagne ci dalal bi nga ma dalal li may jeexale mooy Sénégal yàlla defandi na fi jàmm. c'est relatif ga ndax du ma fàtte Casamance ak yeneen mais bu dollee nu jël mais defandi na ko fi man bu ma sañoon kenn ku ne mën a waslu sa ak mën a def sa kemtalaayu kàttan pour jàmm jooju mën a continuer di sax di law ci réew mi ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi nag ñoo ci war a jiitu damay ñaan yàlla xiir leen ñu delloo ci seen xel pour mën a waxtaan ak ñi ñu ko séqal ba na ko Abdou Diouf te woon Abdoulaye def ko ñu defaat ko parce que mën na nekk bu fekkee ne jàmm ak salaam ak dal rek moo nu ñor bu nu waxtaanee mën na noo saafara jafe-jafe yi parce que du compliqué wu kon ginnaaw ñoom gisewuñ ko noonu te fas yéene wuñ ko doxale noonu ma ñaan yàlla mu xiir leen ci ñu delloo ci seen xel maa ngi ñaan itam képp ku mën a wax ak ñoom na wax ak ñoom maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf honorable député Mamadou Diop Decroix man maa lay gërëm ci wuysi bi di am mbégte dellu recevoir la ci Faram Facce yaakaar naa ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ñi àndoon ak ñun kon doon seetaan émission bi am nañu ci mbégte lépp li ñu yaakaaroon ci laaj yi ñu la laaj tontu nga ñu ci ñu lay gërëm bu baax di gërëm la régie ñoom itam ci ni ñu jàppee ci émission bi di leen jaajëfal bu baax Vieux Diouf ak ñëpp ñi nga xam ni ñooy ay équipe am di leen jox. daje incha allah àllarba ba di ñëw ci beneen émission Faram Facce bu ci àllande jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp